juróom-ñeent fan ci weeru mai ci atum 2021 mbokk yeeg xarit di safo di ñu seetaan ci seen biir émission Leral Actu fii ci Leral TV dalal leen jàmm ci bile numéro bu yees ñuy jégalu bu baax a baax daanaka dog nañ ab diir loole nag ngeen ñàkk gis li nga xam ne moo di émission bi la di Leral Actu waaye li ko waraloon mooy la nga xam ne moo di showru Ramadan loolee nag tax ba ñu changé bile programme ñuy dellu si ci bile émission Leral Actu ngir yaatal ci lu jëm ci li nga xam ne moo di actualité biir réew moo tax ñuy dalal ci bile plateau Leral Actu ni ki tey ki nga xam ne moo di jëwriñ ji di Pape Cissé Lo nekk chargé de mission à la présidence de la République nekk également responsable politique APR Benno Bokk Yaakaar ñu nar a waxtaan ak moom ci ponk yu wuute waaye itam mat juróom bokk na ci la nga xam ne mooy jamono ji wàccaayu députation la coalition Benno Bokk Yaakaar entre parrainage et stratégie pour diviser l'opposition sénégalaise maanaam la nga xam ne rek mooy ndëgg sërëx yi nga xam ne ñi fare ci nguur ak Macky Sall gi jamono ji lañ bëgg a amal rek loolee ngir gàllankoor ña nga xam ne ñoo fare ci kujje gi waaye itam ci ñaareelu ponk dinañ waxtaan ci li nga xam ne moom moo di coalition bu yees bi nga xam ne jamono ji gis nañ ko ci ku ci mel ni Thierno Bocoum ak ñoom docteur Abdourahmane Diouf bokk ci waaye itam jamono ji taxawaayu Yewwi Askan Wi ak li nga xam ne rek moo di wàllu Sénégal nañu boole seen doole loolee ngir jëm ci élection législative ñetteelu ponk bi dinañ waxtaan ca la nga xam ne moom moo jëm ci jeunesse et engagement lors des législatives moom mi di jëwrin Pape Cissé Lo dina ci wax ci na mu gën a yaatoo lan moo war a nekk taxawaay ndaw ñi jëm ci li nga xam ne moo di élection ñi tabbe ñay teewal localité yi ca pencum ndaw réew ma Moustapha Cissé Lo moom nag mi fi teew moom moo di waajuram wu góor dinañ waxtaan ci la nga xam ne moo di posture am ndax ñoom ñooy bokk même trajet ci politique waaye itam la nga xam ne moom moo di taxawaay wile jëm ci li nga xam ne moo di sañ-sañ waaye itam courage politique entre continuité et rupture moom mii di jëwrin Pape Cissé Lo dina ci àddu mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko un dossier 1000 versions loolee itam moom mooy tënk li nga xam ne moo di bile émission di Leral Actu ñoom mbégte contentement jëwrin di la dalal ci bile émission Leral Actu fii ci Leral TV bàyyi la nga nuyu mbokk ñi seetaan. Assane maa ngi lay nuyu. di la ziare di nuyu mbokk yi ñuy seetaan si Leral Actu ak Leral net. di nuyu sénégalais yépp yi nga xamante ni ñoo nekk si réew mi ak bitim réew. ñu seetaan tey si émission bi ñuy ñaan yàlla lépp luñ fi wax mu nekk njariñu Sénégal nekk njariñu réew mi. nekk njariñu suñu coalition di coalition Benno Bokk Yaakaar. loolee la ñuy tàmbali ñu jëm ci élection législative daanaka 31 juillet li ci des di bëriwut ñu ngi au mois de mai juin juillet daanaka 2 mois rek lay tombel jamono ji ñu gis parrainage na ngeen cay demee courage ba ngeen ci àndal abnégation bi waaye itam militantisme bi feeñ ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ndax dafa am ab piqûre bu ñu leen cuuj gannaaw bu ngeen jógee ci local yi. waaw loolu am na parce que fi élection législature bi ñëwee. dafa am si ay échéances yu ñu jógee muy élection locale. am lu xew si suñu biir parti ak suñu biir coalition. ay division yu bari. man Benno Bokk Yaakaar laa bokk APR laa bokk. d'accord te pourtant liste bi ma demee woon si élection locale yi du liste Benno Bokk Yaakaar du liste APR. d'accord liste ëllëg Sénégal lañ demee woon ànd si ak le directeur COSEC Mamadou Ndione. moom lañ gagné suñu localité. d'accord muy jas fa may militer. problème yooyu tënkoon suñu coalition. division yu bari am si bañ perte yenn localité yi nga xam ne dañ koo masoon di am. biñ si jógee président de la république si ibbeekoo woo ñu bari. ci kàngam yi nga xam ne ñoo séq coalition bi ak parti bi. toog waxtaan ak ñoom ci département yu différents ci réew mi. biñ toogee waxtaan tënk problème yi ak jafe-jafe yi ñu war a am élection yu ñu war a dem muy les élections législatives. benn objectif rek lañ ci am mooy jox la majorité le président de la république pour liggéey bi mu commencé. mu àggale ko. alors ngeen jógee ci ay jafe-jafe est-ce que majorité bi ngeen bëgg a jox le président Macky Sall nekkoon leen jamono ji di rêver wala ngeen nekk ci ay illusions. non du rêve lu mën a nekk la te luy am lay doon incha allah. majorité moom assemblée incha allah Benno Bokk Yaakaar moo koy am. coalition bi Benno Bokk Yaakaar mooy am majorité ci élection législature yi ñu jëm. coalition yi ma gis nii ñoom ñoo ñuy tey ndax bul fàtte leen mën naa la ko jox ay exemple ci biir Sénégal ak fu bari. ñëwal. fu bari ci Sénégal nga xam ne ka jël premier wala ka jël deuxième wala ka jël troisième Benno Bokk Yaakaar Patte d'Oie gii ñu perte. Youssoufa Niang ak Benno Bokk Yaakaar par exemple bu ñu àndoon tey ñoom ñooy nekk le maire de Patte d'Oie problème yi nga xamante ni APR dund na ko biir Yoff xam nga ko problème yi nga xam ne APR dund na ko ci yeneen localité yi ci biir Sénégal fu bari xam nga ko kon problème yooyu ñun bi ñu ko dajalee président de la République def ci ab lël ak kàngam yi nga xam ne moom ñoom la séqal coalition Benno Bokk Yaakaar woo département yépp waxtaan ak ñoom ñun liñ ci jël en tant que jeune en tant que membre fondateur de l'APR mooy dañoo war a def benn cohésion boole suñ doole yépp
teg lépp querelle politique yi ñu amoon dem ba jox la majorité le président de la République. alors jàpp nga ne ndëgg sërëx li mu ngi seen ginnaaw jamono ji. waaw weesu nañ ko ndax ñi nga xamante ni amoon nañ ay jafe-jafe ci biir parti bi wala coalition bi ñu bari gisee nañ toog waxtaan ñu baree bari président jubóole na leen président toog na waxtaan ak njabootam ñu bari teg nañ loolu ci ginnaaw bañ jàkkaarloog gars yi ñu jàkkaar lool ba ñu jël majorité bi jox ko président. alors monsieur Cissé yow su ma la déggee dafay mel ni APR lépp gongo daal mel ni amatul ay tiraillement amatul ego surdimensionné wala yu ni mel. du lépp gongo c'est une très grande coalition. coalition Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi nga xam ne def na 10 ans. mu doon luñ leen nangul itam. ba Sénégal sosoo ba tey coalition bu mag bu toll noonu. bien sûr que parti socialiste. réew mi. APR AFP. diire lu ëpp 10 ans mi ngi doog a am ci histoire politique gu Sénégal. bien sûr loolu li ko waral mooy ki nga xam ne moom mooy manager groupe bi di le président de la République. nga xam ne nit ku ubbeeku la nit ku mën a waxtaan la mais nit ku mën a njaboote la ay problème yu bari day am mais da koy njaboote gérer ko ci biir parti. mais xam nga ne problème yi ñu amoon ci local yi mi ngi suñ ginnaaw romb nañ ko loolu moom xam nga ko. problème yi nga xam ne moo tax gars yi jël maire yu bari ba pare toog yaakaar ne ñoom fi mu ne àgg nañ ci bopp réew mi ngi nax seen bopp. loolu ñun xam nañ responsabilité yi ñu ci am. dina wuute ak responsabilité yi di ñëw ci kanam quoi. alors njiitu réew mi Macky Sall bi nekk yéen seen leader dafa am ab mën naa déclaration sax wala ab kàddu boo xam ne chaque jour ci ay jëfinam day faral di ñëw muy diviser l'opposition pour mieux régner réduire l'opposition à sa plus simple expression jamono ji ñuy gis ñuy jógee ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ci bëri daanaka. di joindre la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ab ndëgër laay la bu tax ngeen jàpp ne itam loolu moo tax ngeen war a mën a soutirer benn poids politique boo xam ne dafa nekk ci Yewwi Askan Wi amaana pour gagner leen ci législative yi la. c'est-à-dire loolu lu yomb a expliquer la Yewwi Askan Wi amuñu fi poids politique boo xamante ni war naa tax ñun ñu coalition Benno Bokk Yaakaar di am leen lu ñuy tiit ci ñoom wala di ko ragal. ah mais ak résultat yi ñu def ci local yi la. waaw loolu lu yomb a expliquer la élection locale élection législature élection présidentielle bokkul. man ba ma demee sama localité damaa xool ki nga xam ne moo gënal askan bi moo mën a gën a indi résultat donte ki yoroon maire bi waa coalition Benno Bokk Yaakaar la mais damaa jàpp ne groupe bi ñu tegoon ñun. jiital ci le directeur COSEC Mamadou Ndione moo doon groupe bi gën pour àggale liggéey bi ñu dem ànd ak moom am na faneen ak faneen loolu doo ko analyser que ne loolu moom moo tax moo indi résultat yi am ak yeewi problème yi nga xam tey Guédiawaye yaa ngi dégg suba bu doon élection locale gars yi jëlaat maire bi jox ko. mais la moo tax la moo tax Ahmed Aïdara gagné la ko jox maire bi xam nañ ko am na nit koo xamante ni jouru élection yi ba ci suba gi woo na ma ne ma sëñ bi def nañ erreur ndax dañoo ñëw rek fóoli kii topp ñu mais xam nañ ni kii ñu jox suñ dëkk bi du koy dem dégg nga ñu baree bari ay porteurs de voix dëkk Guédiawaye wax loolu. alors la moo tax nga jàpp ne ñoom itam ni ñu defee choix bi dafa nekk benn choix boo xam ne dañ ci def njub de. c'est-à-dire Sénégal bi mu amee ba tey. élection bu fi mas a jaar. ñii ñu jàkkaar lool muy waa coalition Yewwi benn stratégie lañ am ci seen àdduna ñeme wu ñoo débat wool ku la neex ci ñoom mu ñëw ñu toog. mais ñoom dañuy dem ci plateau télévisé yi bien sûr. ñu ñëw ñu toog ñu débat en tant que jeune ñu wax sur le plan politique réalisation le président de la République ci infrastructure ci agriculture ci élevage ci luñ bëgg ñoom seen benn diabolisation lañ am ci seen àdduna góor jigéen Ousmane Sonko complot Sénégal loolu moo fi xew. Macky Sall day dooleel góor jigéen Macky Sall nangam ba Macky Sall ñëwee ci Sénégal ba tey élection bu fi mas a am. waaye Yewwi Askan Wi taxaw nañ ne boo leen votelee Macky Sall dafay daganal góor jigéen est-ce que ba élection yi jàllee tax na Macky Sall daganal. d'accord mu nekk ab intervention bu am solo loolee gannaaw ba ñu tàmbalee li nga xam ne moo di bi émission di Leral Actu moom mii di Pape Cissé Lo doon ci intervenir ci li jëm ci députation la coalition Benno Bokk Yaakaar entre parrainage et stratégie pour diviser l'opposition dégg ngeen ni mu ci àddoo moom itam naissance de la nouvelle coalition alternative pour une assemblée de rupture ku ci mel ni kàngam bi lay di docteur Abdourahmane Diouf ku ci mel ni Thierno Bocoum ku ci mel ni Cheikh Omar Sy ku ci mel ni Juge Dème daanaka ay kàngam yu bëri itam wër boobile coalition ñu ne dañoo bëgg a ñëw ngir am assemblée de rupture te sànq ci sa biir kàddu da nga wax lu am solo nga ne seen liggéey la ko ëmb lu bëri dafa jëm ci jox majorité la président au président Macky Sall waaye itam ñu gis jamono ji Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal dañoo ànd ngir jëm ci ay élections législatives pare ngeen pour dékk lu ni mel. pare nañ pour dékk lu ni mel ci coalition bu bees boobu nga wax démb rek maa ngi ciy waxtaan ak d'ailleurs sama benn xarit di ko wax ne ko au moins moom moo ma taneel beneen coalition bi nga xam ne. ci naan wàccu lekkaat waxet rek moo ko ëmb
Ousmane Sonko nee na woon rupture moom moo ko fi njëkk a woote. anti-système bien sûr. anti-système bi mu ñëwee waa système la àndal ñi nga xam ne ay produits système la y compris moom moomu nga xam ne système bee ko defar lu mu am si système bi la ko amee lu mu am rek si àddunaam si système la ko amee. moom pourquoi tirer à boulet rouge si Sonko dañuy wax. parce que bu fekkee dafa am looy incarné si am réew. d'accord ne da ngay incarné pour jiite am réew. say waxi démb day méngoog sa jëfi tey Ousmane Sonko waxi démbam ak jëfi teyam méngoowul lu mu wax tey bu subaa mu génn sa Ousmane Sonko li ñu ko vaar si Sénégal vaaruñu ko benn leader politique si waxeetam wax lu dul dëgg ndax Sénégalais yi indi diabolisation. alors mën naa la laaj benn mbir profil yi nekk ci biir Yewwi Askan Wi dañoo bari mais yéen à chaque fois bu ngeen di wax da ngeen di faire benn interpellation à l'endroit de Sio Sonko est-ce que amul itam benn poids politique boo xam ne daf leen di déranger ñi fare ci mouvance bi. non gisuma ko poids politique bu ñu mën a kii si Ousmane Sonko gisuma ko. bien sûr Ousmane Sonko bi muy njëkk ñëw assemblée plus fort reste la si diggante bi ay diabolisation ay wax lu dul dëgg moo ko may bës bii ay comploté nañ ma fee def naa leen yu baree yu ëmb loolu noonu bokk na si mais pas poids politique boo xamante ni man de manière générale. ci coalition bi laay wax. coalition boobu li ko tënk. mooy moom lañ si mën a seppi wax parce que moom moo ne woon anti système la moom moo ne du ànd ak waa. ñi nga xam ne système bi la moom système bee ko defar si la ami kër si la ami oto si la ami soxna moo daan jaay suufus Ndakaaru ànd ak Tayibu Njaay ak gaayam yi àndaloon impôt domaine xam nga li ma la ba système bi defar la ba nga toll fii nga toll tey waroo mën a ñëw naan anti système ba mu demee ba nga xam mais loolu c'est une nouvelle incarnation politique quand même. c'est-à-dire li mu wax dasee gaaw a génn ndax bi mu waxee anti système daa waroon a topp anti système. d'accord fii la toog ne président de la république yi fi jaar dañ leen a waroon a fusiller sa la jógee dem seeti Ablaye Wade te Ablaye Wade mooy bi fi Senghor jógee Abdou Diouf jógee Ablaye Wade ñëw fii la toog saaga ko ba mu neex toog na ne du wax ak Karim Wade nangam sangam bas yàgg mu woo Karim Wade téléphone Sonko li ko ñor si àddunaam mooy nu muy fexee def kuy dafi pexe dafi tappale ba jot si nguur gi nguur kenn du ko wute noonu. alors Aar Sénégal ak Yewwi Askan Wi jàpp nga ne yéen coalition yooyu duñ def le poids devant la coalition Benno Bokk Yaakaar plus que jamais déterminée. coalition Benno Bokk Yaakaar di nga ko mën a tëkkalee coalition yooyu. ah mais ñoom poids politique dañoo yor seen poids politique yéen aussi ngeen yor seen poids politique. parti socialiste ngi si. waaw AFP ngi si. waaw réew mi ngi si. waaw. ak APR. waaw nga koo tëkkalee yeneen coalition yi. mais ñoom itam dañoo am seen poids politique. parti yi fa dajale. ñoom itam dañoo am seen poids politique di ko imposer. du poids politique parti yooyu fa dajaloo bu dee 20 parti lañ kenn ku ne yow la ak sa jabar ak sa doom nga am. amoo ñaari non mais ñooñu yow kase doo am 0,0% loolu man maa la ko wax. alors donc la force da nga jàpp ne force coalition Yewwi Askan Wi bu ñu demoon d'une manière individuelle du ñu am dara yéen comparé ngeen ñi nga xam ne jàpp ngeen ne bu ngeen demoon d'une manière individuelle mën ngeen représenter sax même coalition. Macky Sall bi mu ñëwee si bopp réew mi ba tey mooy diriger Benno Bokk Yaakaar élection yu fi mas a am Benno Bokk Yaakaar moom la Sénégalais yi tàmm. d'accord loolu rek doy na comme pour point pour ñu wax si. d'accord man foofu laay waxee. damay wax loo xamante ni luñ mën a vérifier la Macky Sall bi mu ñëwee si pouvoir bi ba tey. Benno Bokk Yaakaar mooy parti bi nga xamante ni chaque élection mooy gagné malgré les diabolisations dinañ génn. mais diabolisation fi lañ ko fekk. non mais yéen itam bi ngeen nekkee ci opposition doon ngeen def lu mel. seen leader doon na ko def bu exagéré bi ñuy def Macky Sall day daganal góor jigéen ñi nekk Yewwi Askan Wi ak ñi nekk aar lu ñu bokk ak lu ma xamul coalition boobu Macky Sall la leen gën a nekk jullit moo leen gën a gëm yàlla moo leen gën a ragal yàlla. non mais ragal yàlla moom loolu c'est individuel. ñoo koy wax gëm yàlla c'est individuel itam. yi bëgg a traité nit ñi de góor jigéen de franc-maçon de iblis de nangam ñoom ñooy nit ñu baax ñi te coalition boobu noonu. ñoom laa lay wax de la ñuy def ñun waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñu koo def suñuy njiit bëgguñu koo def suñuy leader bëgguñu koo def. kon ñoom ñooy coalition bi nga xam ne ñoo yées ci askan wi ñoo ndax duñ wax dëgg askan wi duñ wax lu baax. d'accord Aminata Touré ngeen teg au niveau national Ousmane Sonko itam ci Yewwi Askan Wi nekk niveau national bu ñu xooloon ci élection locale yi ñu génn Abdoulaye Diouf Sarr ca mairie bu Ndakaaru daanaka Barthélémy Dias moom moo imposé wu ca kawam est-ce que itam yu ni mel pesé ngeen le pour et le contre posé ngeen également xool les tenants et les aboutissants parce que itam loo gis ab jàngat la te itam am na ci luñ la tàggat parce que itam am na ay questions yi nga xam ne dañ ci dem avec beaucoup de lucidité. dëgg la politique noonu la lépp loo jàll da nga siy def jàngat bii ñëw. dëgg la élection locale yi ñu génn. coalition Benno Bokk Yaakaar dafa daanu si Ndakaaru. expliqué naa li ko indi li si bari. bien sûr li ëpp si li ko indi. bien sûr suñuy divergence bokk na si. bien sûr jox naa la si ay exemples yu baree bari. tey ka jël deuxième Patte d'Oie ak ka jël troisième bu ñu àndoon. Benno Bokk Yaakaar muy jël mairie bu Patte d'Oie. d'accord problème yi ñu am parcelle yëg nga ko Abdoulaye Diouf Sarr c'est le ministre de la santé. xëy na moo daan gagné Yoff depuis.
xëy na mbas mi fi jaar mu gënoon a tal ministère beeg. xam nga tax na mu xaw a abandonné tuuti basam bali xew-xew mais ku xam coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga ne diggante élection locale yeeg léegi waxtaan nañ suñ biir defaru nañ waxtaanaan nañ suñ biir président defaraat na lu bari élection locale mënoo ko juger ak élection législature ndax élection législature benn objectif ñun la ñu am tey. mooy fexe ba coalition Benno Bokk Yaakaar am majorité pour président Macky Sall mën a àggale liggéey. jàpp ngeen li ngeen teg nii dina leen indil benn résultat satisfaisant. si. D'accord. nit la koo xamante ni. am na expérience politique. D'accord. am na confiance au président de la République ndax ku nekk ministre de la justice garde des Sceaux. nekk premier ministre nekk au conseil collectivité territoriale ba jóge fa. D'accord. ñëw si wetu président gérer ay parrainage si élection yi ñuy jaar yëpp. tey bu ñu la jëfee tête de liste nationale am na loo mën a indi pour la coalition Benno. Merci beaucoup monsieur Pape Cissé Lo, chargé de mission à la présidence de la République du Sénégal, responsable politique Alliance pour la République Benno Bokk Yaakaar dans la coalition. ñetteelu ponk bi dañuy waxtaanee ndaw ak législative ndax seenu leadership parce que gis nañ yàggul dara barki démb ndawal cocher yi ñoom itam di dal ki nga xam ne moo di njiital Ndakaaru di Barthélémy Diaz waaye itam ñu gis seenu teewaay ba waa capitale sénégalaise doon jébbal seen i parrainage ki nga xam ne moo di Mimi Touré ñu jógee ci élection locale également bu ñu xoolee ndaw ñi itam seenu taxawaay loolu continuité la wala rupture lay doon ci yéen ñi nga xam ne yéen a fare ci njiitu réew mi Macky Sall ndax itam ndaw moom mooy levier de développement d'un pays est-ce que pare ngeen itam pour jébal ndaw ñi ci liste yi ngir ñoom itam ñu mën a teewal askan wi ci pencum ndaw réew ma. waaw parce que yaakaar naa li nga wax noonu le président de la République comprendre na message bi. ndax recevoir nañu ci département yu wute ci Sénégal. ndaw ñi jël kàddu wax. li nga xamante ni moom lañ bëgg mu demee ko mais bu fàtte ne le président de la République mooy président bi nga xamante ni yàgg na di responsabiliser ay ndaw. Abdou Mbow si as bu ndaw la ñëwee assemblée Sira Ndiaye ñoom Aminata Gueye ñoom Yaya Diallo di ay ndaw yu nga xam ne ñooy suñu ndaw yi coalition. am taxawaay bu am solo bu ñu am assemblée nationale depuis législature yi nga xam ne seen passage wala seen jaar assemblée marqué na képp kuy ndaw. loolu moo tax ñun en tant que ndaw initiative yi ñu am tooguñu rek pour toog seetaan bàyyi mag ñi noonu il faut ñu bàyyi mag ñi ñu gunge ñu waaye ñun ndaw ñi ñu ñëw en tant que ndaw taxaw si wetu suñu leader le président de la République pour wane li nga xamante ni moom la def pour Sénégal ak loolu la bëgg a def. alors taxaw ci ban anam ndax itam Sénégal jamono ji façon de faire de la politique xaw na doy waar lool. saagante bi xiironte bi ci internet bi itam ndax itam pare ngeen pour def de la politique mais autrement amaana comme jiite réew mi Macky Sall keroog bi muy dalal itam les young leaders au niveau du palais de la République lu am solo la lancé comme message maanaam les réseaux sociaux war nañ ko mën a sori amaana loolee ngir gën a tabax Sénégal bu mucc ayib. waaw loolu dëgg la te ñi ngi ko si félicité di ko si jàppale si côté boobu. mënta ñàkk parce que Sénégal kenn xamatul kan mooy kan te. lii di xew ci réseaux sociaux yi bu ñu ko bàyyee mu continuer nii ñi ngi wax mais mën naa jur sax guerre mondiale. parce que saaga yaayu jàmbur saaga baayu jàmbur saaga kilifa ak jàmbur. bu dee mi ngi am ci internet bi fa mu jëm baaxul. mais ñun dañoo bëgg en tant que ndaw nga xam ne ay jeunes entrepreneurs lañ. ay jeunes opérateurs économiques lañ. ñu def politique autrement mooy li nga xam ne moom lañ mën a jàppale président de la République ci ay nitam. ci lu mel ne formation ci lu mel ne xëyum ndaw ñi. si lu mel ne éducation ak santé. ñu siy joxe suñu contribution. ça veut dire en tant que ndaw lu damay politique rek def métier politique man dama am sama liggéey am sama business bu may def damay liggéey. yor sama ay entreprise di ko gérer suma bopp en tant que politique bu jotee dinaa ko defal sama leader mais bu liggéey jotee damay dem liggéey. créer emploi nit ñi nga am lenn loo leen mën a jariñ si politique bu président de la République ndax politique bu président de la République si agriculture. si élevage. ci infrastructure maanaam lu ne fàng la kenn du ko jeex. jàpp nga ne ndaw ñi itam mën nañu renverser la tendance des locales. législatives yi maa ngi ñëw. législatives yi ngeen jox majorité au président Macky Sall waaye itam ci anam boo xam ne dafay yombandi jàpp ngeen ne les coalitions autres comme Aar Sénégal comme Wallu Sénégal comme Yewwi Askan Wi ñoom itam comme des coalitions éphémères lay doon wala duñ existentielles devant la coalition Benno Bokk Yaakaar. mën naa nekk mais ku xam président de la République. te ñu teg ko itam ci li nga xam ne moo di logique. waaw logique le président de la République ku ko xam-xam ne yàgg naa bàyyi ay xel ay ndawam. yàgg naa bàyyi ay jeunes
jox leen ay place yu am solo ci gouvernement bi jox leen ay place yu am solo ci institution yi jox ay place yu am solo ci nit ñuy doxalee réew mi. loolu il faut nga nangu ko ay jeunes la jox financement yi ay jeunes la jox institution yi ay jeunes et cetera mais en tant que ndaw li nga war a xam rek mooy ñoom parti opposition yi comprendre nañ loolu boo xoolee ci législature bi. et pourtant ñoom itam dañuy apprécier le travail. ay ndaw lañ defoon ci liste yi. donc il faut ñu nangu ko tamit. d'accord politique wax naa la ne la local ak législature bokkuñu ay réalité. bokkuñu ay réalité te bu ñu demee ci élection locale yi législature yi di nga xam ne local ak législative bokk ndax sénégalais yi ki gën ci seen gox wala ki gën a représentatif ci seen gox wala ki leen gën a jariñ bu ñu déggee ci ay local moom la ñuy tànn. mais li question de réew la pour gérer. d'accord mu nekk lu am solo ñetteelu ponk bi itam ci loolu lañ doon waxtaanee taxawaayu ndaw njiité réew mi Macky Sall itam bu fekkee ci wàllum emploi des jeunes itam am na lu mu ci jëmal ci ay projet ak initiative mu nekk lu ñuy rafetlu bu baax a baax waaye itam di ñaax rek mu gën a am ce que l'on appelle suivi ak évaluation pour ñi ñu ko dénk waaye également ñi nga xam ne ñoom ñoo jot itam yooyu les financement moom jëwriñ ji di Pape Cissé Lo chargé de mission à la présidence de la République waaye itam responsable APR Benno Bokk Yaakaar doon ci addu Moustapha Cissé Lo moom moo di sa waajuru góor ndax yéen a bokk posture politique ci njàmbaarte gi ci courage gi waaye itam ci yenn doxalin nii lee. bon loolu dana si sawar pour tontu si ndax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. mais kooku am njàmbaar ak courage politique am dafa yombul danañ jéem nag parce que dafa am formation boo xamante ni moom da koo def si ñun bu ñu bëggee politique. yàlla ak jëmmam a tax dañ koo faañu en tant que doom jum jur waaye dañ koo gëm su may def politique moom laa siy gis c'est-à-dire dinañ def lu bari ngir jëmmam tey politique du ma si dellu ginnaaw du ma si daw te lu ma gëm loolu laa siy gëm loolu si moom laa koy jële mais mënuñoo bokk parce que dafa am jaar-jaar yu mu am moom si politique yoo xamante ni waxuma la ndaw en tant que doomam waaye leader politique si Sénégal pour mu amati ko dana jafe si jaar-jaaram ndax fi mu àgg si politique du am njàng du ay diplôme bi muy gérer parlement CEDEAO dama ànd ak moom fu bari tukki si àdduna bi boobu maa ngi jàng ak di def formation si moom. d'accord ñu invité ko si àdduna bi fu baree bari ma ànd ak moom assister ko. mais kooku am vécu politique am dootul yomb. te am njàng mayu ko gérer parlement CEDEAO ak fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu ak fi mu ko bàyyi kooku lu ndaw la si fin wu carrière am. bi muy jeexal. mais fi mu jaar bu ñu la waxee fi mu déparé. fi mu jógee ba fi mu agsi am jàmbaaram wala am jaar-jaaru politique am. du alors jot naa lire say quelques sorties yu am solo yoo xam ne itam daanaka da ngay dànqaafu. ñi nga xam ne ñooy jëmale ay kàddu yu ñaaw jëmale ci sab waajur ndax itam amaana dañoo bokkul gis-gis ci wàllum politique waaye itam lan moo waral noppi ki nga xam ne moo di jëwriñ jooju Moustapha Cissé Lo. yàlla dafa dogal jamono yii ñu génnoon yëpp mu tawatoon. mais annoncé woon na nag si at yi ñu génn ne bu jeexalee parlement CEDEAO ren mooy dernier mandat député am dootul ñëw assemblée dafa bëgg a reculer si politique bi toog si wetu njabootam na mu ko waxee woon noonu la ko yàlla maye. mi ngi toog si kër gi si wetu njaboot gi mais dafa yaramam dafa neexul woon si fan yi ñu génnoon mais mi ngi sant yàlla. loolu moo tax nit ñi gëj koo gis ak yooyu mais annoncé woon na ne dana ndax nit ki bu fekkee da ngaa jur ay doom yoo xamante ni. sol nañ sa dàll mu jot la. mu mate ko itam. mate nga yar leen si ni nga leen war a yaree ñu jaar sa yoon. yàgg na koo wax. dootul mën a nekk ngay xëccoo ak ñoom. ay ndombay tànk wala ngay xëccoo ak ñoom si ay seenu politique. laneen li si des mooy loolu suñu gëm-gëm lay woon. mësuñoo mën a nangu kenn di ko traité nenn li wala di ko def nenn li te ñuy doon ay mag yi jëmu toog di xaar ndax xam nañ lan la fan la ñu féete xam nañ mooy kan si ñun. loolu moo waraloon yenn sorties yi ak nangam mais du woon la neen ko. mu nekk lu am solo loolu itam daanaka moom mooy toftalu balaa ñoo ndar képp li nga xam ne moo di bi l'émission ji Leral Actu mbir Adji Sarr Ousmane Sonko un dossier 1000 versions li doyen Chérif Ndaw li ma ko doon tooñee sànq ndax politiquement duñu finir avec ça ñu bàyyi justice def liggéeyam. waaw ñun de loolu lañ bëgg. waaye du yomb de yéen ñi nga xam ne yéen a toog ci plateau yi di jëmale ay kàddu yoo xam ne daanaka lu. waaw xam nga xam doy na ngeen ne moom ngeen bëgg. xam nga Ousmane Sonko mooy njiital Pastef. moo ne daa bëgg a jiite Sénégal. Ousmane Sonko yow boo ko xamee si saaga nga ko xamee. non man su ma ko xamee si saaga laa ko xamee. d'accord si wax lu ñaaw si weer ay nit si
diw sàcc la diw nangam diw a jaay suuf diw sàcc la loolu képp la Sénégalais xamee Ousmane Sonko. mais bu loolu amee itam ba yàlla suñ borom di ko nattu. ba ak gone gu jigéen gu ñuy wax Adji Sarr génn ne Ousmane Sonko daa ñëw si salle de massage am di fa massé wu ba yàgg mu siif ko Sénégalais yi ne du dëgg ñii ne dëgg la ñu toog ay fan Ousmane Sonko génn def point de presse am daan ne dem naa fa damaa simmeeku toog mu may bës loolu dégg nga ko dégg naa ko la fa xew ñoom ñaar ñoo ko xam ñu génn ay nitam génn ak i avocat am ne dañ koo comploté Sonko bi muy jógee këram di muuru di maskawu di dem si Adji Sarr waa APR yëguñu tinuñu. muuru ci ban attends dama lay wax rek couvre-feu moo amoon Sonko génn dem si Adji Sarr di ko bës ba ay affaire de viol am fa ñun loolu lañ dégg Sonko wax ko Adji Sarr wax ko mu toog ne président de la République ministre de l'Intérieur procureur de la République ñoo ko comploté loolu du dëgg Sonko waxul dëgg Sénégalais yi day fen waxul dëgg Ousmane Sonko lim séq ak Adji Sarr xam na ko Adji Sarr xam na ko boo ko tegaloon kaamilu alxuraan ne ko waatal moo tax ma ne la waatal ne yow ak Adji Sarr mosoo leen a séq dara Sonko du ko waat moo tax ma laaj la est-ce que waruñ ci finir politiquement maanaam bu fekkee ne dañoo ne dossier bi mu ngi ci ay loxoy yoon mu ngi def liggéeyam et que itam ñaari parti yi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoo bokk ci dossier bi mooy parti bi nga xam ne ñoom la ñu jiiñ ak parti bi jiiñ ñoom itam ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di déglu est-ce que jàppoo ne itam ñi nga xam ne ñoo ciy wax yeneen i kaddu wala di ci def yeneen i sorti te itam loolu méngoowul ak li dossier bi lamboo ñooñu waruñ noppee. kan moo indi wax jooju. avocat Ousmane Sonko bokk ci parti moo njëkk a génn saaga procureur saaga ministre de l'Intérieur saaga waa parti APR ne ñoo comploté Ousmane Sonko te dara du ci dëgg waxuñu dëgg. d'accord alors lan ngay ñaaxandi Sénégalais par rapport à cette question pour ñu terminer. question bi mooy ñu bàyyi ko comme mi ngi ci loxo yoon. Adji Sarr mii ma gis. keroog bi muy dem tribunal ak confiance bi mu àndal. am na loo xamante ni kenn du ko wax. merci xew lépp bu ñu ko waxee yuuxu dina jub fu ñu ko foogewul. merci beaucoup mu nekkoon jawriñ ji di Pape Cissé Lo chargé de mission à la présidence de la République nekk également responsable politique Alliance pour la République Benno Bokk Yaakaar nekk également doom ci jawriñ ji di Moustapha Cissé Lo moom itam waxtaanee nañ ay mbiram ci bile émission di Leral Actu ñu koy ñaanal yàlla moom itam vraiment mu jug ci jàmm retrouver ses activités loolu itam nekk na ñaan goo xam ne dañ koy jëmal ci jëmmam jooju moom lañ doon dalal ci bi l'émission di Leral Actu monsieur Pape Cissé Lo waxtaane nañ ci li nga xam ne moo di députation la coalition Benno Bokk Yaakaar entre parrainage et stratégie pour diviser l'opposition sénégalaise ñaareelu ponk bi naissance de la coalition nouvelle Aar Sénégal synergie entre Yewwi et Wallu la mouvance ne risque-t-elle pas gros jeunesse et engagement lors des législatives quel leadership pour changer la donne dans la sphère politique Moustapha Cissé Lo et Pape Cissé Lo ont-ils la même posture en politique entre continuité et rupture Adji Sarr Ousmane Sonko au dossier 1000 versions loolu la tënkoon émission bi la di Leral Actu moom itam mu àddu ci ca na mu gën a yaatoo ci émission bi la di Leral Actu ñu jàpp ne rek dina amal njariñ Sénégalais yi toogoon ci seen i kanamu écran waaye itam ci seen i téléphone di ñu seetaan ci émission bi la di Leral Actu lan ngay tàggatoo monsieur Lo. xanaa di sant Sénégalais yi ñu doon déglu yëpp lépp luñ fi wax mu méngoowul ak yoon ñu ngi siy jéggulu ñëpp. te xam ne nit moo matul di ñaan yàlla coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu jëm Sénégalais yi ànd ak seen conscience xam ne ñiy wax ñi ñëpp bëgg a ñëw assemblée rek ndax xam nga coalition ba moom commencé naa tas ndax daama ngay wax fee kee jëm fee bi ñuy diaboliser yëpp ak di sosal président Macky Sall góor jigéen di sos ak di wax lu dul dëgg pour bëggoon ñu def leen ci ay position ay liste dem nañ ba loola amul coalition baa ngay toj ña ngay xuloo ka tojante see ay bopp ñun nag booba fekk na ñun waa Benno Bokk Yaakaar moom suñ morceau yi nga xam ne moo kii woon yëpp ñu ngi koy dajalewaat di ko defaraat loolu la fépp la am mais ñun moom fekk na morceau yi daggoon yëpp ñu ngi koy kolewaat ñoom ba fekk ñoom ñi ngi tojantee bopp ñun fi mu ne li ñu tal ak li nga xamante ni moo nekk suñ kanam mooy fexe ba le président de la République am majorité boo xamante ni dina mën a àggale liggéey bi cant ak ngërëm ñeel na la ci ni nga wuyoo ci suñu invitation ci bi l'émission di Leral Actu ngeen koy am du lundi au vendredi ñuy ñëw ngir waxtaan lépp luy actualité doon ko dalal moom mi le di kàngam bi le di Pape Cissé Lo nekk chargé de mission à la présidence de la République responsable politique APR Benno Bokk Yaakaar di jaajëfal baax a baax la régie Saliou Ndiaye Abdoulaye Fall merci beaucoup à vous pour la réalisation de cette émission Leral Actu ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allahu rabbi à la même heure 16h ñu waxtaanee lépp lu jëm ak actualité merci beaucoup à vous suba incha allah